télévision Futurs Médias mbokk yi juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegg na fanweeri minute yegg nañu ak yéen ci xibaaru timis yi li ci gën a fës ci kanam tuuti ñu yeggee leen ko. bokk na ci kuréel gi di collectif 480 tey ji xëy nañu ab dox boo xam ne lañ ca jublu moo di ñaanal doomi Sénégal yi des ci géej gi jëloon mbëkk mi far des ci ndox mi nee nañu it loolee li ko sabab boo tax na bokk na kon ci mbirum liggéey ak nguur géeg ni mu ci waroon a taxawee mu di politique de l'emploi la ñu gis ne dafa des ñaawlu nañu it li doomi Sénégal yu bari des ci géej gi te bu fi mu nekk ni dégguñu ñu organiser deuil national ci réew mi ñu ngi sàkku ñu amal débat yu yaatu ngir waxtaane xëyum ndaw ñi waxit ci li ñu ne nguur gi dafa jël géej gi jaay ko waa bitim réew ba tax gone yi mënatuñoo toog ci réew mi liggéeykat ya ca compagnie sucrière sénégalaise ñoom it tey ji xëy nañu wane seen bopp ànd ak ndak ay ndaw yu bari yu fekk baax ci dëkk bii di Richard Toll li ñu bëgg mooy ñu daal di dakkal nu mu gën a gaawee la ñuy dem bitim réew di fa jëlee suukar di indi ci réew mi nee nañu bu dakkal ñu bari ci liggéeykat ca fee ca compagnie sucrière sénégalaise danañu xëy ñàkk seenu liggéey ndax liggéey ba moo dul doxati ñeneen ñu jëm ci ñaxtoo ki xultu moo di routier ak camionneur yi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre nee nañu daañu amal ab gerew boobee la ñu ci jublu moo di ñaawlu ak jébaane jafe-jafe yi ñuy dund ci kaw tali bi nee nañu lu ne ñu ngi koy daj intersyndical gi jaboote transporteurs yi ñoo ko xamle ci campagne de sensibilisation buñ doon amal fële ca diwaanu Kees des na déglu leerali góor a xuma ci xibaaru timis yi. Sidi Diallo mi jiite woon fédération football bu Côte d'Ivoire faatu na tey jii ci samedi ji la génn àdduna ci juróom-benn fukki atam ak benn woppi coronavirus ji moo ko faat feebaru coronavirus boobee ak i loraangeem tax na ba Mali ñàkk max bi nga xamante ne ji kon moom la waroon a football tey jii seen digg Guinée Bissau mu tënku ci tournoi UFOA U20 di footballkat yi amagul ñaar fukki at li leen xañ match bi te jotuñu ko football moo di ci footballkat yi Mali yi ak ñi ñu àndaloon mu di délégation ba daf caa am ci ñoom fukk ak juróom yoo xam ne dañoo amee woppi coronavirus gi. mbokk yi lii moo gën a fës ci xibaaru timis gi ci télévision Futurs Médias bu ngeen taaxirloo ñu faram fàcceel leen ko. del leen nuyu bu baax a baax rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru timis yeeg dox bi nga xamante ne ji kuréel gi di collectif 480 amal nañ ko naka tey ji liñ jublu ci dox bi nag doxub jàmm la dox la boo xamante ne ji ñaanal nañu ci doomi Sénégal yi ñàkk seen bakkan ci géej gi jaare ko ci mbëkk mi mu di immigration clandestine ca dox ba it yëkkati nañ fa ay kàddu di ñaawlu taxawaay bi nga xam ne état bu Sénégal moom la ci amee ndax ni ñu ko waxee donte li faatu bari na te li ko sooke mooy ndaw yi réew mi gisatuñu am xëy gisatuñu liggéey tax kon ñu mbëkk géej gi waaye ba loolee amee ba léegi dégguñu deuil national bu am ci réew mi ñu koy ñaawlu ba git ñu amal débat national ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne ndawi réew mi ñu ngi koy dund ba mu jaral leen jël gaal Pafara Ñing ak Ababacar Camara ciy leeral. ñoom ñëpp ñu sol lu ñuul kanam yi daal di triste lool ngir nag daal di doxub sëngeem jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi. dox bi nu mel nag ngir mën a sensibiliser bu baax a baax ci danger yi nga xam ne moom la tukki mbëkk mi daal di am. réew mi ñëpp jóg xool lii nga xam ne moo xew ci mbëkk mi ak ñi nga xam ne ñi ngi ciy ñàkk seen bakkan di dee ni xool nan lañ ko mën a saafara ba ñu taxaw ci temm ngir daal lii doon mu dakk ba mu yem fi daal loolu moo ñu tax a jóg. mu sénégalais et puis tamit dama juddoo ci quartier boo xamante ne dafa bëri ñoo xamante ne jël nañ gaal yi. tey ñu wax ko mu neex ak mu naqari tey lii dafa nekk loo xamante ne dafa raw sax mbas dafa nekk loo xam ne lu metti la. donc lii metti na lool tiis bu jéggi dayoo la di ko ñaawlu parce que lu toll ci lu ñu ñàkk ci bateau Joola ay at ci ginnaaw lu toll noonu la ñuy ñàkk weer bu nekk parce que semaine bu nekk lu toll ci presque 500 doomu Sénégal lay ñàkk seen bakkan ci géej gi. kooku nag dañ koy ñaawlu. ñàkk yaakaar échec politique ci wàllu emploi fii ci réew mi loolu jàpp nañ ne bokk nañ ci lu tax ndaw yi di jël gaal yi dem biti réew. waa état bi daf ñu woon daf ñuy toppatoo ñu lijjanti ñu jeune bi ñu askan bi xam nga seen bopp lañ fi nekkal ak seen ñoon loolu lañ fi nekkee. am chance dem bitim réew Amérique def lu ëpp ñaar fukki at bii mooy ñetteelu yoon may ñibbi si sama réew lu ma dajale def ko fi ne damay jéem a investir pour que tey jii su ma ñibbisee sama réew ma mën a am dara lu may jàpp waaye ay nit yoo xam ne amuñu yërëmande moo tax tey jii nit yi sonn nekk dans le désespoir. parce que état buy nangu tey jël suñu géej jël suñu jën yi di ko jaay tubaab yi pour lu toll ci 10 ans
nga ne da nga koy jaayee ci lu toll ci juróom-ñetti milliards euros kooku daanaka mool yi suñu demee géej suñu amulee jën lu fi des mooy lan mooy xanaa jël ndaw ñu bëgg a dem dugal leen seen gaal yóbbu leen. ñaxtukat yi daal di ñaawlu bu baax a baax taxawaayu nguur gi ci lu nu mel. mu am limu lu ëpp 500 jeunes yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan gisuñu benn acte bu état sénégalais posé pour au moins wane ni état bi mu ngi naqarlu jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi ou que état sax remettre en question ay politique am gisuñu loolu yëpp. tey ci géej gi daal gis nañ ne que dinañ ci def ay communiqué ay tweet waaye li nu gënaloon daal mooy ni def ko un débat national fulaale woon Covid bi ni fulaal ko mbëkk mi. gannaaw ba ñu amalee deuil national collectif 480 ci ab doxub sëngéem nag ci la ñu daal di nag delloo njukkal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan di leen fàttaliku rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo des ci géej gi te jàpp nañ ne lim li ëpp na li nu mel. collectif beneen bu xëy wane boppam moo di collectif gi jaboote ko propriétaire yee ca HLM Maris tey jii kon xëy nañu wàcc ci mbedd yi amal ab toogaanu ñaxtu li ñu bëgg bokk na ci kilifa yi protocole d'accord bi nga xamante ne ji kon doxoon na seen digg kilifa yu SN HLM yi ñu daal di koy wéyal location yi ñu leen waroon a fayal ñu fay ko nu mu gën a gaawee boole ci kit lu aju ci li ñu leen waroon a dàmpe ñu taxaw ci lii bokk na ci seen i ñaxtu tey jii ci toogaanu ñaxtu bu ñu doon amal ci la ñu ko xamle Cheikh Diop Diafara ba ci leeral. ay borom makkaan lañ woon jamono yi ñu ngi toltolaan loolee la ñu xamle collectif des copropriétaires des HLM Mariste maire ba futtu la ñu def jëmale ci SN HLM ñile di àddu rek ne bépp diggé woo xamante ni defoon nañu ko ak moom respecté wuñu ko. tas suñu yaakaar dafa tas suñu yaakaar dañu doon fay par 6 mois fay nañ ñu ko ñaari yoon mois de septembre bi lañ ñu waroon a fayaat 6 mois. mu toog ba mois de ba octobre mu ne ñu mënatul a fay 6 mois 2 mois la mën a fay les gens n'ont pas voulu prendre les 2 mois maintenant 2 mois yi sax mënatuñu cee jot. dernière communication bi ak ñun mooy xamul ban date la ñuy fayal location xamul ban date la ñuy commencer projet xamul ban date la ñuy fay indemnité. est-ce que ñun nag population bi ñu doon dugg naan leen wàcc leen directeur bu bees bi kat il est digne de confiance. ndax même population boobu dinañ duggaat ci ñoom naan leen directeur bi nee na xamut directeur bi nee na xamut directeur bi nee na xamut est-ce que loolu wax la ils sont entre ñi ngi violé accords yi nga xam ne ñoom lañ amoon ak ñoom. bu ñu lee di laaj payoruk luyaas ñeneen ñi di laaj seen i ndàmpaay ngir rek ñu wuti yeneen i makkaan waaye itam ñu sàkku rek ñu daal di baral liggéey bi. nañu tabaxaat 30 mois lañ ñu waxoon ak 22 mois déjà 12 mois jàll na dara amut. gaawantu nañ loolu nag ci démolir parce que démolir 30 immeubles 20 immeubles ci lu matul bi ñu commencé démolition bi ak léegi matul 2 mois démolition bi gaaw nañ ci maasale nañ terrain bi mais construction la ñu gisuñu projet ak suñuy bët gisuñu benn projet pas projet mais projet gisuñu ko ak suñuy bët donc lan la ñuy xaar. notaire wi nga xam ne moom moo yor wili dossier itam ñi leen ñu ngi wëy di ko joxoñ baaraamu tuuma ndax anam wi nga xam ne rek moom la doxalee. notaire bi moom cooncaam la dëj ci dossier bi coonca bi la dëj ci dossier bi nu nga koo dindi ñi nga xam ne fii am na ñoo xam ne fay nañ seen titre foncier ba mu mat am ñoo xam ne dañoo dem ci HLM fay seen titre foncier di ko jëli mu bañ leen ko jox te moom bi coow li commencé ba léegi xam nga titre foncier yëpp ñu ngi ciy maître Moustapha Ndiaye moom moo géré ak HLM. bi coow li commencé ba léegi 14 ans de problème kenn mësul dégg maître Moustapha Ndiaye mu wax ci mu génn ci gémmiñam wax ci il est temps nag mu génn il est temps mu génn. bile collectif di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew bu Sénégal ñu daal di dox tànku jàmm ci mbir mu ni mel balaa béy di wéy mbuus. wutali fële ca Richard Toll compagnie sucrière sénégalaise usine suukar ba fa liggéeykat ya fa nekk tey ji wàcc nañu ci mbedd yi ànd ko nag ak ay ndaw yu bari yu cosaanoo ci diwaan boobee la ñu doon ñaxtu ko xultu ba mu jaral leen ñu wàcc ca mbedd yi mooy suukar si ñuy dem bitim réew di ko fa jëlee di dugal ci réew mi la ñu bëgg ñu dakkal ko ndax nee nañu usine bi liggéey suukar ci réew mi bu dee li muy liggéey gisul ku ko jënd ñoom liggéeykat yi ci boppam ñàkk seenub liggéey ca la ñu jëm wax nañu ne am na suukar soo xam ne ñi ngi jógee bitim réew di dugg ci réew mi te tegawul ci yoon di importation frauduleuse li suukar soosee ñu xayma ko kon ci juróom-ñaar fukki junniy tonnes loolu nag la ñu bëgg état bi jël ci matuwaay dakkal ko ndax mi ngi yàq seenub liggéey Ousseynou Diop Habib Seck ciy leeral. Richard Toll bisu samedi bi foo sànni mbàtt mu tàkk nit ñu bare ay liggéeykat génn seen mbedd mi wane seen i naqar ñoom àndoonu benn yoon te na nga xamante ni ñenn ci ay commerçant dañ koy dugal suukar ci diwaanu Sénégal ñuy nag loolee bokk na ci li nga xamante moo leen gën a metti ndaxte jamono jëlee ay junni doomu aadama boo moytul daañu ñàkk seen i xëy. SAESES dafa
dafa nekk kër goo xam ne sphère am dafa dépassé Richard Toll dañuy faral di wax ne tey région boo lim fii ci mbooloo bi mën na tàllal loxoom à des centaines et des centaines de personnes. CSS dafa dépassé Sénégal, c'est la sous-région. moo tax c'est une entreprise qui nous est chère, qui nous est très chère parce que c'est là où nous gagnons notre pain. dama ne pain boobu nag gars yi dañ ko bëgg a dindi ci suñu gémmiñ. ci kàddu ko Louis Lamotte état wu Sénégal dafa war a jël ay matukaayam ndaxte lii bu fekkee ni dakkul compagnie sucrière sénégalaise dina naaf saay. duñu ko nangu. su amoon ñeenti migrants ci Sénégal benn xale du jël gaal di dem géej ku mu neex ak ku mu naxadi looloo am. moom sax nee na état bi dafa war a jël ay ndogal ci ni mu gën a gaawee bu dul loolu ñoom seeni bopp daañu def ay plainte jëmale ko ci ñay def ñaawteef yu ni mel. nañ ko ñaan ñi nga xam ne ñoo jëf ji ne leen identifier ne leen jàpp ne leen teg ci yoon. on a besoin de ces exemples pour xam ne ñu ngi dans une gestion saine et vertueuse ñii ñu ngi koy taxal ñii ñu ngi koy tilimal ñii ñu ngi koy balaf. ci Richard Toll nag askan wi mer nañ lool liggéeykat yi ñëpp génne wala seeni naqar ñoom nag ñu ngay ñaan nguur gi lu jëm ci wàllu suukar suñuy dugal ci biir réew mi loolee mën a dakk te na mu gën a gaaw. intersyndical gi jaboote transporteurs yi xamle nañu ne daal ñii di routiers yi ak camionneurs yi daañu sóobu ci gerew ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre li leen metti ba tax ñu bëgg koo gerew mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund ñu tegee leen ko ci kaw tali bi loolee la ñu ne fawuñ jël ci matuwaay dakkal ko ki ko xamle moo di Gora Xuma mooy njiital intersyndical googe mi ngi ko xamle ci diwaanu Kees ci jamono ji nga xam ne demoon nañ fa doon amal ay campagne de sensibilisation Gora Xuma ñu déglu ko Cheikh Anta Diop. am yéene dem gerew ci bu weer bi amee ñaar fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu nekk nii ñu tënk nag ci poñ yooyu ñett benn bi jiitu wàllu addu kalpe wax di ko wax tracasserie douane di ko jëfeek ñun police di ko jëfeek ñun gendarmerie di ko jiit jëfeek ñun ñu wax na loolu dañ bëgg a tàggoog moom ndax parce que ñoo bari loolu nag attestation yi ñuy jox muy des papiers blancs dafay renforcer rek corruption bi ñu daal li ñu ñaan gouvernement bi mooy alkaati buy monté yore reçu gendarme buy monté yore reçu ku tooñ buur fay buur ku amul reçu bu monté kaw tali beneen bi muy wàllu sago yi nga xamante ni acte 3 décentralisation de l'autorité ak transporteurs yi muy mairie bu nekk yaay xam ne dañu ko bokk nañ te ñoom seen ginnaaw yëpp mu ngi ci transport foofu lañ jàpp ne foofu lañ doon tëjee boo defee ñu sago la boo def ñu sago beneen bi muy suñu wàllu agriposage fi ñuy peese camions yi nattukaay boobu UEMOA teg ñu respecté nattukaay boobu mais nag mënuñu mucc ndax ki nga xam ne moo jiitee agriposage agent yi fa nekk am nañ possibilité yokk am nañ possibilité wàññi am nañ possibilité régler am nañ possibilité dérégler kooku nag moom yëpp luñ la sant dox nga mucc li ci gën a métti mooy 2000 francs yi nga xamante ni dañ koy fay te jëmul fenn entretenir machine yi entretien boobu ñuy def machine yi nag te bëgguñu ko ñun dañu ne 2000 francs yooyu ñu dox day jeex. altine bi di ñëw yam ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre ci la ñuy tàmbali tereetu gerte gi mu di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte kilo gerte bi état bi fas ko yéene koon jëndee ci baykat bi juróom fukki dërëm ginnaaw loolee njiital Sonacos di usine dawlin bu nekk fii ci réew mi njiit la Modou Diagne Fada xam le na démb ci ndajem politique mu doon amee ci ne Sonacos jël na lépp lu di matuwaay moo xam ci wàllu koom la ak yeneen yu mu war a àndal ngir campagne commercialisation arachide boobee tegee ci yoon Modou Diagne Fada ñu déglu ko ci kàddu yi nga xam ne dénk na ko Cheikh Diop ak Ababacar Camara. téeméer bu nekk nga yokk ci plus de 20% yaakaar naa ne d'un seul coup loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo alors ren ñun waa Sonacos li ñu war ci campagne bi daaw ñu nga ca woon ren tamit ñu nga ca mooy wuti xaalis fii ñuy wax ak yéen lu mat 7 millions d'euros mu ngi suñuy compte yu nga xam ne lundi moom la ñuy tàmbale fay ñi nga xam ne jaay nañu seen gerte balaa weer wee dee weeru novembre bi bala ñu dugg ci décembre yeneen 20 millions d'euros dana dugg mu ñaar fukki millions d'euros ak juróom-ñaar. Imam Sarr moom moo jiite fédération gi jaboote association consommateurs yi fii ci Sénégal
ci tukki nemu ko boo xam ne àndoon na ko ak délégation bu SONES fële ci diwaanu Kër Momar Sarr fara yëkkatee ay kaddu yi jëm ci ñàkkum ndox bu amatee ci dëkk bi di Ndakaaru nañu fexe ba camion citerne yi nga xamante ne ñooy wër ci dëkk bi di dimbali askan wi cim ndox camion gi mën a bari boo ko defee coonam ñàkkum ndox mi bañ a gëtan askan wi ay kaddu la yooyu mi ngi ko yëkkatee fële ci diwaanu Kër Momar Sarr ni ma ko waxee ci tukki nimi ko boo xam ne délégation SONES doon nañ ko fa amal Thierno Fall. ci njiital directeur général bu SONES ak bu SEN'EAU ab délégation bu boole ay association consommateur ak ay délégué de quartier teewoon fii ci diwaanu Kër Momar Sarr ngir nemmeeku si ñetteelu usine ndox bi nga xamee ni si ñu ngi koy tabax fii ci diwaan gi te muy yaakaaru askanu Ndakaaru ngir ñu tàggali kook jafe-jafe ndox. xam nañ ni liggéey la boo xam ne du liggéeyu caaxaan boole saak nag liggéey la boo xam ne dañ ko méngale ak jamono. donc mbir la boo xam ne bu sottee incha allah. bu sottee incha allah li ñu bëgg ci ndoxum Ndakaaru danañ ko am fii xëy na fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at. waaye nag fi mu toll nii moom Imam Sarr li ko gën a soxal mooy nu ñuy def ba askan wa ca Ndakaaru ca jamono yi ñuy dund jafe-jafe yu tar ci wàllum ndox nu ñuy def ba li fekk liggéeyu usine bi di yegg ñuy mën di am ndox saa suñ ko soxlaa. laataa loolu nag nit ñi il faut ñu dund il faut ñu génn ci jafe-jafe yi li leen ciy génn nag ñun liñ suñu xalaat mooy citerne rek moo mën a desservir ñoom tuddee ci nit ñi te jàpp nañ ni gën saa néew li ñu joxe ci citerne war nañ koo doubler pour mën a fexe ba nit ñi xaw a nekk ci jàmm te buñ koy def itam ñu def ko ci anam ngoo xam ni danañ fexe ba nga xam ni ñu bañ ci am xàjji ak seen. njiital SONES di mastawu askan wi ci seen jafe-jafe yooyu waaye itam di dalal seen xel. tabaxoon nañu benn forage fële am na ñaari at si Parcelles Assainies forage boobu dafa am fer ñu jënd ay jumtukaay loolu dina mën a tax ñu mën a mobiliser waat 2,2 millions litres complémentaires yooyu yëpp gañ koy def pour tamit teg gi coono bi nga xam ni nit ñi ñu ngi koy am si mbirum ndox. liggéey usine bi biñ ko dooreek léegi ñaari at la boobaak léegi nag lu toll ci 800 doomu aadama ñi ngi ci liggéey guddeeg bëccëg ngir mën a jébbal caabi yi seen boroom ci anam yu gën a gaaw. Kër Moussa ma nga ca diwaanu Kees foofee moom am na fa juróom-ñeenti village yoo xam ne kon askan wi daanaka weer a ngi gisuñu am ndox la leen ko jural bokk na ci facture yoo xam ne amel nañu ko seen eau ba tax ñu coupé leen askan wa yeewoo ci juróom-ñeenti tund ya mu di village yi di sàkku ñu jële leen ci matuwaay amit ay bay defal yàlla yu ci tàmbalee taxaw Cheikh Anta Diop sëy la tiir nekk fii ci Kër Moussa daanaka amuñu ndox forage bi dañu leen coupé ndax ay facture yoo xamante ni askan wi fayuñu ko ci dëkk yu mel ne looloo landu jàpp tulli ba sun séeréer weer a ngi nii askan wi dëkk nekk ci ay jafe-jafe Biram Puy mi jiite asifor bi bu sun séeréer na nag dara warulu ko dudul askan wi ñu ci bëri dañoo bañ a fay seeni facture ndox. am nañu ay arrière facture mi ngi toll ci instant bi ci kaw 9 millions. jafe-jafe bi métti na trop man saa bu ma xëyee damay jënd ndox. da ngay gis comme facture 2000 francs wala 2100 francs mais du ko fay. chef de village yi ndaw ñi jigéen ñi ñoom ñëpp nag daje woon nag ci maire bi doon ko waxtaanee maire dëkk bi di Momar Ciss gis ne dina def kéemtalaay kàttanam ba ndox mi dikkaat. lan moo tax ñu coupé ko ay bor yu ñu amee bor yi nga xam ne ameel nañ ko SEN'EAU nekk na 9,450,590 facture baa ngi nii. ci laa jóge nag jël sama engagement wu bopp pour wut ay pexe ba ndox mi dellu siwaat parce que lii mënul wéy man ma engagé wu personnellement 9 millions yi ne dinaa ko fay def naa avance 30% yi dès demain matin à 10 heures ñu ubbi ndox mi ñëpp am ndox. sous-préfet bu Kër Moussa ak maire bi ak askan wi féete ci zone sud nee nañ dinañ dajawaat waxtaan gindiku xool yan gàllankoor la forage bi am te dinañ ci taxaw ba ndox mi du manqué benn yoon fii ci Kër Moussa. wutali diwaanu Ourossogui foofee am na bataillon bu yees bu ñu fa ubbi ay soldats fas yéene caa taxaw muy fanweer ak ñaareelu bataillon. jëwrin gi ñu dénk forces armées di maître Sidiki Kaba doon ko daloo doonoon it ci teewaay jëwrin gi amee wàllu justice di maître Malick Sall ca ndaje moomee fa la ñu xam ne lu toll ci juróom-ñaar téeméeri soldats yoo xam ne war nañ leen fa yóbbu ngir kon ñu gën a taxaw ci wàllu kaaraange gi naka noonu ci frontière bi yàlla bandeel ñang camp militaire bu Ourossogui ba woon am na coppite bu am solo tey jii moom mooy fanweeru ñaareelu bataillon décision bi nag njiitu réew mi di njiitalu armée moo ko jël mu dugal ko rek ci xeex gi ñuy xeex ñàkkum kaaraange rawatina ci gox frontalière du mel ne diwaanu Matam
ki lancement travaux yi nag ministre bi yore wàllu karange di maître Sidiki Kaba moo ko présidé ci teewaayu naataangoom bi di maître Malick Sall ministre de la justice doon itam doomu gox bi. transformation bi nga xam ne armée bi décidé na ko te mu am solo ci wàllu karange li nga xam ne moo doon 2e bataillon ci Saint-Louis loolu lañ transformé en 32e bataillon de Ourossogui te léegi lu toll 700 militaires ñoo war a nekk ci 32e bataillon effort bu rëy la lan la woone ne mooy di président de la République Macky Sall bëgg karange Ourossogui département de Matam ak yeneen département du Sénégal ñu mën a faire face ak défi yi nga xam ne xam nañ ko mooy terrorisme mooy crime transfrontalier yi ak yeneen traite de personnes humaines ak drogue. dama bëgg remercier le garde des Sceaux ministre de la justice ci teewam ndax brèche bi ñu def fii tey léegi loolu brèche bi mooy acte symbolique bi nga xam ne day montrer day wone ne aire de jeu bi ak camp bi nay nekk benn bloc. gannaaw bi leen maire Ourossogui teeroo délégation ministérielle bi itam jaar nañ ci jébbal lu ëpp fukki junni masque ay jouet maillot itam ñu jagleel ko ASC dëkk bi gannaaw biñ ko jëlaatee mu nekkaat ministre ci biir gouvernement bi maître Malick Sall mbooloo bu takko moo ñëwoon kon ngir teeru ko ca l'aéroport bu Ourossogui ci teewaayu chef d'état-major général des armées liggéey bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci ajuma ji fii la ki weer rek la war a durer laata juróom-ñaari téeméeri homme yi ñu xaar ci Ourossogui. lépp fanweeri junni élève ak juróom fii ci réewum Sénégal amuñu kayitu juddu loolee nag ñi nga xam ne ñoo di waa Amnesty International section Sénégal bi ñu ko yëgee ak jaaxle la ñu ci am nee nañu it nag ñi nga xamante ne ji ñoo tax loolu am waajur yi la ndax ñoo sàggan ci dem déclarer seeni doom ba ñu màgg war a jàng amuñuy kayit waaye état bi ci waroon a taxawit aw taxawinam des na ñuy sàkku ci état bi ñu décentraliser mbirum état civil ngir doomu Sénégal fu mu mën a nekk mën a am kayitu juddu Ibrahima Diame Fally Gueye. ndongo daara yi amul kayitu juddu wane ne ba tey problème mu pièce d'état civil jafe-jafe la ci biir Sénégal Amnesty International section Sénégal mi def xayma bi jàpp ne loolu le war nañ ci taxaw andi ci saafara ni mu gën a gaawee moo tax kon mu dajale ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci wàllu woowule ñu weccante xalaat andi ci solution. te statistiques yi mu wane na Sénégal ëpp 35000 xale ñi ngi nekk ci école yi te amuñu kayitu juddu loolu aussi nekk beneen jafe-jafe boo xam ne jotoon na kon ñun en tant que organisation boo xam ne dañoo jóg pour xeex àq ak yelleefu doomu aadama particulièrement xeex li nga xam ne mooy droit xale yi te y a une coïncidence heureuse tey la ñuy célébrer le 31e anniversaire donc de la convention internationale sur les droits de l'enfant donc mun nañoo wax ne te convention boobu dafa prévoir lépp loo xam ne day protéger xale lépp loo xam ne day aar xale ñu daal di koy état yi daal di koy mettre en œuvre. ci gis-gisu kuréel gi di nag situation bi ni mel responsabilité bi diggante waajuru gone yi la ak kii di nguur gi. sensibilisation yi yemul tout simplement tëju ak acteurs yi mais sensibilisation bi aussi dem na ba di organiser ay forum radiophonique dem na aussi bay organiser des caravanes de sensibilisation di organiser des émissions pour toucher ñi nga xam ne aussi ay parents lañ amaa sax seen doom yi nekkuñ ci école yi mais ñu war a xam ne aussi même xale bu duggul école dafa war a am këyit parce que xale bu amul këyit rek daanaka dundam ci àdduna dina bëri ay jafe-jafe dina bëri gàllankoor parce que nekkul école bi rek mais même bu waree faju état dafa soxla xam kii faju ndax xale la wala du xale. beneen problème bi nga xamante ni waa Amnesty International gis nañ ko ci moo di ne gox yu bëri ci biir réew mi pour nga gis état civil faw nga daw ba sonn moo tax muy soññu nguur gi mu defaat ci ay jéego bu ko defee ñu mën a décentraliser lii di centre d'état civil yi. Sidi Diallo moo jiite woon fédération bu football bu réewum Côte d'Ivoire génn na àdduna moom Sidi Diallo ci juróom-benn fukki atam ak benn ci la faatu feebaru coronavirus bi moom moo ko faat tey jii ci samedi jikkoon ci la faatu ñu jàpp ne moo wuutu woon ca bopp fédération ivoirienne bu football kii di Jacques Anouma jiite na fédération bi atum 2011 ak léegi ci jamono ji mu koy jiite sax fàttali ne ci la réewum Côte d'Ivoire gagné ñaareelu coupe d'Afrique am atum 2015 la woon ca Guinée équatoriale ab mandaam it ay weer yu néew moo ca desoon moom Sidi Diallo ci xibaar yi ñu mujjoon jot daal moo di fasutoo na yéene kon présenté waat waaye laata mandaam di jeex ci la génn àdduna ni ma ko waxee moom mi jiite woon fédération ivoirienne bu football tey jii kon ci la faatu ci juróom-benn fukkeetam ak benn feebaru coronavirus moo ko faat. ba tey feebaru coronavirus boobee ak i loraange yu mu jur ci mbiri tàggat yaram bokk na ci tournoi UFOA U20 ñu koy amal fii ci Sénégal.
réew bu Mali footballkat yi ñu indi woon ak seenub délégation dafa am fukk ak juróom ci ñoom ñoo xam ne dañoo amee coronavirus bi loolu tax na kon tey jii ñoom waa Mali seen match bi ñu waroon a football ak Guinée-Bissau dañu koo ñàkk Guinée-Bissau la ñu jox ndam la bu ñu sukkandikoo ci règlement bi ak li mu wax waaye dogal boobee ñu jël tax na kon ñi nga xam ne ñooy délégation bu Mali bi ne daal test yi ñu leen defal ak résultat yi mu joxe ñoom ànduñu ci li ñu bëgg ba tax ñu saisir CAF mu di Confédération africaine de football moo di ñu defalaat leen yeneen i test ngir am takk bu wér péng ci ndax coronavirus bi ñu wax seen biir délégation bi am na ci am déet waaye li am daal moo di ci groupe B boobu moom nga xam ne ca la bokkoon moom réew Mali match bi mu doon war a football tey jii ak Guinée-Bissau da ko perte Guinée-Bissau la ñu ca jox ndam am na it beneen match boo xamante ne ji kon war na ca am diggante Guinée la ak Mauritanie ba tey ci groupe B bi la mu ñeel tournoi UFOA U20 ba ñuy amal ca diwaanu Kees. foofee mbokk yi fa la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen gërëm équipe bu rédaction ak équipe technique bi ñu ci doon gunge xibaar yi dina dellu siwaat 20h ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diawo yàlla nañu yàlla dooli jàmm mbokk yi ñu fanaan jàmm.